asalaamaaleykum mbokki auditeur mbokki auditrice su Cap Sénégal Natangué la convergence alternative pour la prospérité Sénégal Natangué mu lëkkaloo ak sunu kër FM di la première rajo panafricaine di émettre depuis Los Angeles ñu ngi leen di nuyu. ni nu baaxoo di ko defee rek ñaari ayu bés bu jot si waxtu wi dellusiwaat nañu tey fas yéene ànd ak yéen si seen émission xew-xewu diaspora xew-xewu diaspora seen xarit Chérif El Walid Aïdara di leen ko defal. ànd ak ay invité nu gunge ko ci biir studio bi mu bokk ci Linguère ma jigéen feggoo ak Cheikh Kane Gueye waaye it nu war a jàkkaarloog Dawour Fall Dawour nag egseegul waaye xam naa ñi ngi koy xaarandi kon nag mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di rafetlu ànd bi ngeen di ànd ak ñun safoo bi ngeen safoo seen émission diaspora duma def nag lu dul jox samay invité nu nuyoo bu nu paree rek daal di xuus wéy ci émission bi ni nu baaxoo di ko defee kon nag damay jox Cheikh Kane Gueye sëñ Cheikh kàddu gaango nga nuyoo ak auditeurs yeeg auditrices yi ñuy déglu ci waxtu wi. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di nuyu Cap Sénégal Natangué di ñaan yàlla suñu borom suñu nuyoo fekk leen ci jàmm yéen ñëpp. man la Cheikh Kane Gueye di ñaan yàlla suñu borom li ñu fi nar a waxtaane émission diaspora lu ñu fi kàddu yi fekk ñëpp ci jàmm te lu ñu fi wax rek na jariñ askan wi ci barke alxuraan baax na Serif kàddu gaa ngi noonu. jërëjëf Cheikh Kane Gueye nu lay nuyu bu baax yow itam di la dalal jàmm léegi nag damay jox rek Linguère maa jigéen Linguère maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la jox nag nga nuyoonteeg sunu mbokki auditeurs yeeg auditrices yi nu àndal si waxtu wi Linguère maa jigéen kàddu gaangoog. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu fa ñu jullee ci sangu-sang yi di sant suñuy ñaari waajur di sant suñu sëriñ Xaadimu Rasuul ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen jaajëfal ku ci nekk rek fa nga nekk jox nañ la loxo di la nuyu et on espère que nuyoo bi nii dina leen fekk yéen ñëpp si jàmm. Tonton Al Walid je suis à l'écoute maa ngi lay nuyu yow tamit bu baax di la remercier tamit sa invitation bi merci. jërëjëf Linguère maa jigéen nuy bëgg lool sax si dalal la tey si biir studio bi waaye nag sunu xarit Dawour Fall egsi na Dawour ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm lan ngay nuyoo sunu mbokki auditeurs yeeg auditrices yi nu àndal si waxtu wi Dawour kàddu gaangoog. asalaamaaleykum Dawour Fall. maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di màggal ñëpp jiital suñu président Abdoulaye Fall di ñaan suñu borom fekk suñu kàddu yi ñëpp ne seen jàmm te suñu maam jooju fi wàccu liggéey suñu borom xare ko àjjana te yeexee ñu ko lool waaw di ñaan suñu borom defal ko tawfeex fa mu jëm gënal ko fii mu jóge voilà di nuyu grand Chérif di la dalal lu baax yow it di la sant ci yi nga ñu may ñu yëkkati ko moo saafoon teg parole bi yëpp waaw kon ñu ngi lay déglu. jërëjëf Dawour Fall mbokki auditeurs yi mbokki auditrices yi nu leen di fàttali yéen a ngi si Cap Sénégal Natangué la convergence alternative pour la prospérité Sénégal Natangué mu lëkkaloo si partenariat ak sunu kër FM di la première rajo panafricaine di émettre depuis Los Angeles yéen a ngi si seen émission xew-xewu diaspora xew-xewu diaspora nag tey nu bëgg a waxtaanee bépp jafe-jafe boo xam ni immigré bi mi ngi koy am sa bitim réew ñun fas yéene ànd ak sunu invité yi defe naa ni déglu leen ku déglu di nga dégg parce que wax dëgg yàlla immigré yi am na ay jafe-jafe yoo xam ni ñi ngi koy dund bitim réew te xëy na ñu bari ñun ñi nekk fii xamuñu loolu. kon nag du ma def rek lu dul wàññeekoo jàkkaarloog sama xarit Cheikh Kane Gueye waa Cheikh Kane Gueye tey dañuy delluwaat si loo xam ne yàgg nañ say wax waaye defe naa ni wax si du doy te du ma sa jeex mooy problème mu papier yi mbirum kayit yi Cheikh Kane Gueye coono bi immigré yi di daj si kayit lan moo ko waral benn si réew yanu nekk la wala ña taxawu seeni réew ña fa taxawal seeni réew boog ñoo leen taxawul wala nan la demee noonu. man daal problème mu kayit yi doy na waar te fu nu toll rek daanaka mooy premier problème mu immigré yi bitim réew Cheikh Kane kàddu gaangook. asalaamaaleykum wa rahmatullah di delluwaat rek di nuyoo
ñi ñu fekk ci plateau bi mooy Linguère maa jigéen ak Serigne Daoud Fall moomu di doog a ñëw. waaw Serif ñu tàmbalee bismillahi rahmaani rahim auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim di ñaan yàlla suñu borom rek may ñu am tal gu ñu waxee émission bi ba mbokku taalibe yi ñëpp jariñu ci barke alxuraan. waaw Serif laaj nga question bu am solo question boo xam ni maanaam képp ku nekk ci réew mi rek laal na la. waaw ndaxte wàllu këyit fii Italie ni muy demee exemple Italie laa mën a wax parce que fi laa nekk tey ku fi ñëw sa ambition bi mu njëkk a nekk mooy këyit parce que këyit nekk na loo xam ne Serif soo ko amul doo liggéey benn ci lejje bi soo ko amul waroo fee nekk te liy maye këyit yombul parce que déjà ay lejje la nekkul ne da ngay ñëw rek am këyit. maanaam lejje la ay day am temps boo xam ne ñoom moo leen di soob ñu may seen kayit fii ci Italie te loolu mën nañ koo def 4 ans ba 4 ans wala 6 ans ba 6 ans waaw te loolu ñoom buñ koy def benn soo amul contrat di lavoro doo ko am soo amul résidence fi nga dëkk kër goo xam ne sa tur lay nekk doo ko am Serif mu doon loo xam ni lu difficile la léegi sax doon na ba nga xam ne dañ ciy laaj xaalis. dañ ciy laaj xaalis boo xam ne daanaka xaalis bu takku la loolu lépp su fekkul mu jàppandi doo ko am ba pare mu doon loo xam ni immigré bi nga xam ni moom moo fi ñëw li tax mu garaaw mooy yow boo ñëwee Italie sa ambition bi ngay njëkk a am mooy damaa bëgg kayit parce que boo ko amul doo mën a dëpp sa réew Sénégal la fa nekk ñëpp xam nañ ko kon nag mu doon loo xam ni ay jafe-jafe yoo xam ni yu compliqué la wallahi lazim Serif fii xam nga ñaata nit ñoo fi nekk. ñoo xam ne ay 10 ans ay 15 ans ay 20 ans amuñu këyit waaw mu doon lu metti loo xam ni xëy na ñi nga bàyyi Sénégal sax duñ ko xam xëy na buñ duggee ba ci biir dinañu gën a waxtaan ci wàllu këyit yooyu ma bàyyi rek keneen dugg wax xalaatam Serif ba ci kanam incha allah. jërëjëf Cheikh Kane Gueye tegal baaraam foofu ñi ngi dellu si waaye nag. damay wëlbatiku rek jàkkaarloog Linguère maa jigéen maa ngi lay nuyuwaat waaw soxna si yéen de fa ngeen nekk di fa dund sa États-Unis defe naa ni kuy wax waxu kayit yéen lay jàppale wala yéen lay dimbali mu mel ni foofu kayit jafe na fa lool tax na am na ay immigré sénégalais yoo xam ne def nañ fa ay ati at mënatunoo dellu si gis seen njaboot mënatunoo dellu si gis seen i mbokk mënatunoo dellu si gis seen i waajur. te koo si wax rek benn wax bi la lay wax problème mu kayit waaw Linguère ma bëgg a xam États-Unis foofu problème mu kayit nan la fa demee seeni gouvernement lay doon ndax état ya fa nekk yëpp ñoo bokk dëgëral si wàllu kayit wala ndax sénégalais ya fa nekk ku mel ni ambassadeur ku mel ni consulat. est-ce que ñoom ñoo taxawul sénégalais ya fa nekk si wàllu kayit wala dañ see mënul la dara sa état ba si boppam la loolu nag Linguère maa jigéen yow laa koy laaj di la si déglu maag samay auditeur asalaamaaleykum tonton Alwalid maa ngi lay nuyuwaat bu baax di nuyu tonton Cheikh Kane di nuyu Dawo tamit pour affaire immigration bi fii tamit c'est un peu compliqué parce que maa ngi dégg tonton Cheikh naan sax ni ko ñoom chaque 4 ans chaque 6 ans ñu maye fii Amérique bi ñu gëjee maye yàgg na torop sax def na plus de 20 ans léegi côté immigration président américain bi toog kooku moom mooy bindu loi bi moom moo koy teg ci kaw table bi bu ko xasee ba signé rek parce que congrès yëpp parce que xam nga Amérique am na plus de 52 états léegi chaque état y a un gouverneur boobu noonu mën nañ ne mooy président wu dëkk boobu mais loolu ñoolu ñëpp weesoo ñoom ñëpp bu ñu dajee président bi toog mooy président mooy ki nga xamante ne ni signature am bu signé wulee par exemple gouverneur wala sénateur New York par exemple mën na bëgg maye kayit bu Californie ne ko d'accord naa bu Atlanta ne ko d'accord naa mais ñoom loolu noonu yëpp buñ ko tegee ci kaw table bi président bi ne moom parewul pour signer ko ce sera pas
du affectif la kenn du ko mën a utiliser président bi rek moom mooy mën a signer mu nekk loi bu ko signer léegi nii tey léegi nii si saa si c'est immédiat c'est à appliquer mais bu ko signer wul loolu kenn mënu ci dara léegi maa ngi bàyyi xam naa bu ñu si biir waxtaan bi dinañ ko gën a élargir dinañ ko gën a yaatal. waa te muy dëgg maa jigéen tegal baaraam foofu dinañu si dellu si Daour Fall maa ngi lay nuyu bu baax a baax dina laaj nag yéen ñi ngeen xam ni ay immigré ngeen te nekk fii si ay réewu Afrique ma préciser ni yow yaa ngi dund Maroc waaye tey nag yaa ngi ñun si studio bi fii si Dakar bon ma dina laaj Daour yéen si wàllu kayit yu demee noonu est-ce que yéen di ngeen am problème yu mel noonu fu mel ni Maroc ak yéen yan jafe-jafe ngeen di jànkoonteel si réew moomu ngeen nekk tey Daour kàddu gaangoog ñu ngi lay déglu maag samay auditeur waaw asalaamaaleykum ma dellu nuyoo di doon nuyuwaat bu baax grand chérif El Walid lu nuyu soxna ma jigéen ak sëñ Cheikh bi ñu bokkal plateau bi waaw mais en fait comme niñ ko waxee ñëpp rek c'est-à-dire problème papier presque dafa daj àdduna bi àdduna wërngal këpp la tout simplement parce que d'habitude ni nit ñi di tukkee mooy xaw a des parce que tukki da nga koy wàcc boo demee ci dëkk les bonnes manières voudraient que boo demee ci dëkk bala nga dem ci dëkk ba nga xam la nga fay wuti ak la la fa yóbbu ak waa dëkk ba seen charte nañ ko doxale pour nga mën fa nekk en règle parce que sans papier bi ñu wax c'est beaucoup plus large kon ni ñu koy waxee nii dafa am dañ fay dem pour benn durée bu xaw a yàgg pour di fa liggéey donc loolu foog ñu tënku ci charte réew ma pour mën nekk en règle am les mêmes droits ak citoyens dëkk boobu am ñoo xam ne ay migrants lañ am ñoo xam ne ay réfugiés lañ donc bu nekk ak statut bu mënti nekk mais tant soit peu dëkk boo wàccee li ngeen njëkk a def mooy dem sa consulat ñu xamal ne le bi laa jógee doomu réew ba la ñu naa fi nguur carte consulaire déjà ñu ma reconnaître que ne benn sénégalais wala benn algérien wala benn guinéen mi ngi ci réew mi ça ma sat ma la reconnaître pour plusieurs raisons yoo xam ne dañ ko développé ci kanam mais am na ñuy ñëw wàcc aéroport dem fa ñuy dëkk toog fa consulat du leen xam kenn leen xam déjà foofu la problème bi di commencé ndax comme ni ma la ko bëgg a waxee sax rek maanaam ab kër boo cay dugg day yemb yell gën nga jaar ca buntu ba ndax boo jaaree ci palanteer ba wala feneen tëb miir mën nga jaawale ab dof wala ab sàcc waaw kon bu ñu respecté loi yi ak charte yi réew mooy nga jëm doo mën a considérer bopp comme sans papier ndax lépp lu ñuy laaj di nga ko mën a am effectivement fii bëri na fi parce que boo jëlee sénégalais yi bu doon 100 ñu mën ko xayma natt ko ci mën naa wax ne tey 10% yi ñoo fi am carte de séjour non valable parce que da ngay fay CNSS da ngay fay ay taxes pour nga liggéey fa nga am carte de séjour sinon yeneen liggéey nga ma def mooy ay bénévolat wala liggéey ci kër naar yi wala leneen mais fekk da ngay liggéey dans un cadre purement professionnel foog nga nekk en règle ànd ak charte réew mi parce que fii c'est un peu mu xaw na différent tuuti parce que fii royaume la mais xam naa ci kanam tuuti pour ne pas monopoliser la parole ma delloo la kàddu gi rek mais pour vous dire de manière générale que fii bëri na fi problème kayit bëri na fi trop donc ci kanam tuuti ñu gën koo développer bu ñu ko temps bi mayee rek ñu gën koo yaatal. jërëjëf Daour mu mel ni kon amul fu bët wéree problème mu kayit yi yàlla defe naa ni réew yëpp la si àdduna bi amul fu mu yombee jërëjëf Daour Fall damay dellu si rek nag si Cheikh Kane Gueye maa ngi lay nuyuwaat Cheikh di la wax ni la xanaa nag Italie googu nga may wax yow Italie xam nga fa ngay dund defe naa ni foofu kenn gënu la koo xam mais yan pexe la fa nit mën a def ba am fa ay kayit si lu yomb ba daal amu kayitam yomb waaw est-ce que am na ay pexe yoo xam ni sénégalais bi fa dem maanaam soxla ay kayit bu ko defee ay kayit dina ko fa yomb mooy première question bi ma lay laaj bi si tegu it ma di la laaj ndax Italie li ngeen fay dund moom la ñuy dund Europe yëpp wala réew mu nekk aussi ak ay jafe-jafe si wàllu kayit loolu it bëgg naa la say dégg Cheikh kàddu gaangoog. waaw Serif xanaa dañuy dellusi rek di feddali nuyoo bi di ko jox képp ku ñu fekk ci panel bi waa Serif affaire bi
seulement soo gisee mu compliqué mooy li ma la waxoon léegi rek laa lay waxaat encore parce que kayit yi moom lenn rek moo mën a tax nga am ko mooy da ngay am contratto di lavoro te le problème mooy foo dem di liggéey dañ lay laaj permesso soggiorno waaw mooy sa séjour mooy carte séjour bi waaye léegi imaginer yow amuloo permesso soggiorno nga bëgg a liggéey ñu lay laaj parce que léegi bi mooy soo amul permesso soggiorno kenn du la jël pour nga liggéey parce que foo dem di wut liggéey mooy liñ lay njëkk laaj mooy ndax am nga carte séjour waaw foo dem di wut liggéey liñ lay njëkk laaj mooy ndax am nga carte séjour waaw carte séjour boobu nag li la koy may mooy lenn rek mooy ñu tëral benn règlement wane ni état bi dafay maye këyit exemple tey le 31 décembre mu fekk la fi bu boobaa di nga mën a am këyit wala lenn comme li Daawur wax exemple tey man maa ngi fi am naa këyit maa ngi liggéey su ma doon indi sama doom tey su ñëwee dafay am ay këyit parce que papaam am na këyit parce que dafay basé wu ci papaam mais na fekk ngay liggéey xam nga sa doom bu ñëwee dafay am këyit parce que mi ngi mel ni comme ñu defal la invitation rek waaw mais nga jekki-jekki jóge Sénégal ñu may la visa nga jekki-jekki Sénégal ñu may la visa nga ñëw Italie visa bi 3 mois la war a durer 3 mois yi jeex yow wóor na ne boo demee Sénégal la nga fay fekk xam nga ko léegi da nga fiy toog di xaar ñu maye ay këyit problème bi mooy loolu ñun ñëpp noonu lañ ñëwee Europe dañu am séjour dañu am visa ñëw Europe mais visa bi bu jeexee xel xalaatul ngay dem Sénégal naan da nga fay toog léegi da nga fiy obligé toog ba yàlla suñu borom def ñuy may ay këyit suñuy may ay këyit nga fexee am contrat comme ñëpp rek comme ni ñu amee këyit gis nit bu la defaral contrat xam nga bu la defaree contrat wane ni ci moom ngay liggéey waaw nga dem li ñuy laaj nga joxe ko yàlla suñu borom defee nga am comme par exemple yàggul dara am na këyit yu ñu doon maye waaw nit ñi daal noonu la ñuy may amee këyit sërif mais lu dul loolu moom ñaari possibilité yooyu rek moo fi nekk waaw say parents nekk fi defal la invitation nga ñëw boobu moom boo ñëwee da ngay am këyit légalement waaw wala nga ñëw fi comme maanaam clandestin rek mooy li ma lay expliquer nii da ngay xaar ñu may këyit nga am ñaari solution yooyu moo fi am mais xel moom xalaatul nga ñëw fi amoo këyit naan da ngay retourner au Sénégal waaw te amoo fa liggéey nan ngay def Serif day compliqué waaw problème bi loolu. deuxième question bi tamit Serif mooy dëkk bu nekk ak na muy dundee exemple tey ñun ni ñuy dundee fii ak waa États-Unis ni ñuy dundee ci wàllu këyit yi c'est pas la même chose soxna maa jigéen mi ngi la koy expliquer xam nga kon dëkk bu nekk rek ak na muy doxee waaw loolu daal moom mooy bagage yi waaw baax na Serif kon ñu ngi lay delloo kàddu gi ba ci kanam rek. jërëjëf Cheikh Kane Gueye muy lu metti wàllu këyit daal defe naa ni wax dëgg yàlla mooy problème bi nga xam ni moo gën a sonal sunu mbokku immigré yi muy lu doy waar waaye damay delluwaat rek nag faraay ba teene États-Unis ma wàññeeku jàkkaarloo waat soxna Linguère maa jigéen defe naa ni am na fu nu yemoon teg fa baaraam dañu yëkkati baaraam nag léegi xuus wey ma di la laaj États-Unis est-ce que amul benn pexe boo xam ni nit ki mën na ko def ba mu yombalal ko ay kayit maanaam pexe boo xam ni sénégalais bi fa nekk di fa dund te amul ay kayit su ko defee dina tax kayit yi yomb si moom pexe yu mel noonu am na fa amu fa yem ñu ngi la siy déglu. waa tonton Alwalid pexe yooyu noonu am na kañ c'est juste ni que ça va pas être facile du tout bu fekkee ni que sa papa wala sa yaay dafa am kayit mën nañ la dugalal mais loolu dafay jël ay at sax nag bu fekkee ni que sa jabar da nga takk jabar wala nga nekk góor nga takk jabar nga nekk jigéen nga am jëkkëru américain boobu moom moo gën a gaaw ak bu fekkee ni que par exemple da nga am liggéey bu baax compagnie bu mag ñu sponsorisé la loolu tamit mën nga cee am kayit ak xanaa dëkk bi di maye kayit like président bi xëy signé ni que vraiment ñu fi nekk def fi tant d'années ñi nga xamante ne ni musuñoo am problème musuñoo dugg prison musuñoo def
loo xamante ne ni lu dëkk bi di tere la ñi ngi toog jàpp seen ñàmbur ñi ngi liggéey ñi ngi fekk seen njaboot joxe ay charte daal parce que bu ñu xëyee par exemple ne dañuy maye këy dañuy teg ay charte yoo xamante ni ni yow boo ko matalulee rek doo mën a bokk ci ñooñu bu fekkee ni par exemple dañoo xëy ni que képp ku fi def 10 ans képp ku fi def 15 ans fekk ni que yow def nga fi sax 9 ans amuloo droit doo ci dugg da ngay toog nga patienter yeneen 1 an ba 10 ans yooyu noonu mat parce que lu ñu la wax exactement loolu lay doon bu fekkee ni que sa yaay par exemple moo la dugalal sa ay kayit lu mën a nekk la mais dafay yàgg bu fekkee ni que sa doom la tamit sa doom il faut avant c'était à 18 ans mais léegi il faut que nga am 21 ans pour mën a dugalal say waajur donc loolu tamit ça prend du temps léegi bu fekkee ni que par exemple yow def nga fi ay 10 ans 15 ans 18 ans nga war a toog xaar ba sa doom am 21 ans dafay yàgg torop dafay metti torop parce que fii moom mën naa ne boo amulee kayit tu n'existe pas parce que système bi ni ñu ko lalee mooy ni que fii dafa am lu ñu tuddee social sécurité 9 chiffres la tey jii boo fi amee doom si semaine boobu noonu balaa semaine bi di dellu si waat dañ lay yónnee numéro yooyu parce que si biir hôpital bi le nurse yi lañ koy appliquer léegi buñ ko appliquer kii dog di juddu si semaine bi yow dinañ la yónnee lettre pour ne xale bi kat lii mooy social sécurité pour vous dire social sécurité nu mu amee importance Amérique parce que xale bi liir bi ci saasi lañ koy appliquer yow balaa ngay génn hôpital dinañ jël benn fiche remplir ko jël sa adresse jël sa tur jël sa lépp mais du pour yow pour xale bi nga xamante ni si suufu américain bi la juddoo bu ko defee moom ak extrait de naissance bi ak social bi moom la ñu appliquer non avant ngay génn hôpital si biir semaine bi boo ko nga jot ci léegi nag 9 chiffres yooyu noonu xale bi buy dem jàngi dañ la koy laaj pour te dire même bu fekkee ni que jardin lay def da ngay yóbbaale 9 chiffres yi bu demee ba tollu si am dawal oto dañ la koy laaj bu tolloo si am kër am téléphone sax dañ la koy laaj pour te dire chaque détail dañ lay laaj 9 chiffres yooyu noonu léegi donc yow boo fi nekkee juddoo woo fi nga ñëw nga immigré si fii nii amuloo jëkkër wala amuloo jabar wala amuloo ay kayit doo mën a am 9 chiffres yooyu noonu ce qui veut dire que ni que yow tey jii boo waree jël kër sax il faut nit jëlal la ko tey jii mën nga am oto sax yore xaalis boo jëndee oto mais doo ko mën a jënd parce que dañ lay laaj yooyu 9 chiffres donc c'est très très compliqué pour am fi kayit et ça peut prendre ay ati at sax te ñi nga xamante ni par exemple dañuy ut par exemple nga am sa xaritu américain wala américaine ngeen waxtaan si mu ne la garaawul man mën naa la takk mais même takk boobu noonu dañ lay laaj ay preuve il faut ngeen bokk benn kër il faut mu am compte boo xamante ne ni seen ñaari tur yi moo ci nekk lépp loo leen moom seen ñaari tur yi moom moo ciy nekk pour ñu xam ne ni que vraiment ñii dañoo sëy te ñoom ils tiennent vraiment à la famille ba nga xamante ne bu fekkee ni que sëy la boobu mooy gën a gaaw sax boobu mooy gën a gaaw pour nga jot permis de résident jotaguloo ba léegi green card moo si topp après ngay dog di mën a dugal mais loolu noonu yëpp ça peut prendre de 3 à 5 ba 7 ans donc benn yomb si tonton Alwalid maa ngi yemale foofu noonu après on xam naa incha allah ñu élargir waxtaan bi. jërëjëf soxna ma jigéen defe naa ni leer na waaye it doy na war de yombul de léegi nag damay dellu si après jàkkaarloo wat ak Daour Fall Daour Maroc foofu moom mbir yi nan la fa demee jafe na fa yomb na fa wala yan pexe la nit ki mën a def ba lépp yomb si moom ndax ay pexe am na seen Daour loolu nag yow laa siy déglu kàddu gàngook. waaw grand Chérif ma dellu la nuyuwaat baax waaw mais pour problème kayit yooyu ngay wax ay pexe amu ci de pexe yi mooy nga tënku ci charte réew mi rek waaw kayit dañ lay laaj daal nga am ko nekk fi si durée bu légal parce que fii boo fi dugg en fait am nga droit 90 jours fekk da nga fi ñëw pour tourisme donc façon visa bu ne am na bon pas visa sax mais à titre de séjour ba da nga fi ñëw pour tourisme 90 jours la may pour nga toog ko fi sinon da ngay génn dugaat. waaw boo fi defee au-delà de 90 jours pour nga génn fii problème lay nekk donc mën na tey ci frontière bi wala ci aéroport bi diir bu yàgg voilà donc ay enquêtes yu métti la pour vous dire que en fait ñun sénégalais rek ngay dugg suñu dëkk voilà mel ni koy dugg ci benn mayga voilà donc ñeneen ñi fay wuñ seen réew
c'était juste un point bu may souligner mais kayit yi fii li tax ngay am ko mooy tënku ci charte réew mi voilà am passeport valable am carte consulaire génne sa kayit CNSS bi wane yaa ngi fay yaa ngi liggéey di fay impôt di fay taxe kayit fi nga dëkk ñu xam ne dëkkoo ci mbedd bi wala doo sans abri génne say facture électricité internet ak sa contrat de bail fi nga dëkk ak contrat bi wane fi ngay liggéey entreprise bi reconnaître ne yow si ñoom ngay xëy bés bu ne de telle heure à telle heure donc lépp dafay leer ba ñu jël seen carte la ko jox ci boobaa si nga mën a am carte beneen cas bi comme ni ko soxna maa jigéen waxee donc de temps à autre comme fii ma la wax royaume la buur na jékki-jékki xool benn lim comme ni muy gracier ay prisonniers voilà ay détenus mu xool benn lim ne may temps ci carte de séjour su ko defee ñooñu xool ni ñu ko mën a séddale gën a jige seen loi wala ñu gën a nekk ànd ak charte yi ñu oo leen jox leen carte de séjour voilà mais fi tant que liggéeyuloo mën a am carte de séjour te pour nga am carte bokk pour nga dale si dossier yi ngay déposer dañu laaj sa compte bancaire sa information yëpp dañ koy vérifier parce qu'ils sont très avancés donc lu ñu bëgg xam ci yow mën nañ ko xam voilà donc fii du ay pexeek ay dóor comme niñ koy waxee voilà wala lal ay pexe voilà seen carte yi c'est bien dañ ko def sécuriser ko foo mënti nekk mën nañu localiser donc du lu nit di créer wala ay pexe voilà donc foofu daal laay waxee donc mënuñu amul beneen solution bu dul teg ko ci yoon rek voilà teg ko ci yoon def li la sant am kayit légal comme ñoom dund lu ñuy dund waaw kon ba ci kanam ma dool ci yeen kàddu jërëjëf Daour mu mel ni kon amul fu mu yombee mbokk yi di leen fàttali rek ni yéen a ngi si Cap Sénégal naataange la convergence alternative pour la prospérité Sénégal naataange bi président Abdoulaye Fall jiite di un parti en construction di yëngatu si lépp lu soxal doomu aadama rawatina lu koy jëmale kanam rawatina sax nag luy jëmale sunu réew Sénégal kanam waaye luy jëmale sunu continent Afrique sa kanam Cap Sénégal naataange di yëngatu si càmm gi mbay mi napp gi santé faju wér-wérle di yëngatu si éducation sàkku xam-xam joxe xam-xam jàng-jàngale waaye di yëngatu si justice jubal jubbanti Cap Sénégal naataange lëkkaloog sunu Kër FM di la première radio panafricaine di émettre depuis Los Angeles yéen a ngi si seen émission xew-xewu diaspora moonte wàññeekuwaat rek nag delluwaat si sama xarit Cheikh Kane Gueye waaye Cheikh Kane man de am na lu ma jaaxal waaw ki ñëw wàcc tey si réew mu mel ni Italie ñëw amul ay kayit daraam nekkagul en règle mais kooku ndax wutum liggéeyam dina neex ndax liggéey dina ko fa yomb ak ndax dundinam sa réew ma si condition yooyu vraiment dina yomb Cheikh Kane nag loolu yow laa koy laaj kàddu gaangoog. asalaamaaleykum Serif Alwalid ñu ngi lay jaar di rafetlu sa question bi Serif question bi nga posé nii nekk na question boo xam ne question bu doy waar parce que doomu aadama moom xëy na li ngay wax ni mën naa cee wax parce que man jaar naa ci Serif man bi ma ñëwee Italie yaakaar naa su ma juumul maa ngi fi ñëwoon vers 2000 bi ma ñëwee Italie pour man bi ma xëyee pour man damaa jàpp ne bu ma xëyee dama war a sol sama costume dem liggéey ma ñëw ñu ne ma sëñ bi man nga fii de li ngay mën a def mooy ñu jox ma ay saag ne ma ay jaay ak affaire yi man leen man yooyu du ma ko def ñu ne ma kon ne da nga dellu Sénégal ndax fii boo amul séjour doo liggéey man pour man da ngay ñëw am kayit Serif mu doon lu compliqué parce que soo amul ay kayit moom munoo def dara ci réew mi ñu nekk dara munoo koo def parce que foo dem dañ lay njëkk laaj mooy ndax am nga permis séjour foo dem di wax waxu liggéey xalaatuñ sax jël la parce que ñoom loolu buñ la jëlee te amuloo ay kayit ñoom ñooy am ay jafe-jafe mën nañuy yàq sa àdduna waaw léegi nag li nga mën a wax li nga mën a def mooy toog fi di jaay ak xam nga wala ngay liggéey boo xam ne moom daanaka moom neeru lay nekk waaw neeru lay nekk loo xam ne illégal lay nekk xam nga loolu nga mën a def te Serif loolu nekk loo xam ne lu metti la wallahi lu metti lool li tax mu metti mooy ñi nga bàyyi ginnaaw ñoom duñ ko xam intéressé wu leen sax
waaw duñ ko xam yow conséquences yooyu yow yaa koy dund mu doon lu difficile. ba pare Serif man li ma gën a intéressé ci mbir mi mooy suñu état yi parfois damay wax ne lan lañ ñuy jëriñ fii ci réew mi waaw lan lañ ñuy jëriñ maanaam ci wàllu woowu daal amul lenn lu ci état Sénégal mën waaw fii Serif li ma gën a jaaxal ba jaaxal lii nag laajoo ma ko mais man mi maa la koy wax parce que daf maa metti fii exemple tey da ngay gis benn sénégalais boo xam ne dañ koo sax faat mais amul lenn lu ci état Sénégal di jouer laa la wax amul waaw mu doon loo xam ne daal bëggoon naa koo souligner waxtaan ko feeñal ko ndax xalaat génn ci parce que doon na loo xam ne Serif lu metti la waaw parce que damay jàpp ne état ak état am na lu ñu war a jëriñante mais ñun moom suñu état yi man gisuma luñ ñuy jëriñ fii ci Europe waaw fii ci Italie man de gisuma ko xanaa defaral la consulaire te consulaire moom daanaka jëriñul dara fii waaw loolu daal laa ne woon Serif moom naa la ko feeñal baax na jërëjëf. waa tonton Walid léegi nii c'est un peu compliqué parce que comme li sëñ Cheikh wax rek benn instant moo fi nekk mooy ni que léegi dem nañ ba ni que boo amulee kayit kenn du la ñemee jël avant sénégalais yi dañ doon abalante kayit da ngay gis koo xamante ni nii day jël da ngay di maase genre yooyu noonu mu nekk sa xarit ñoo fi amul kayit da ngay jël sa kayit mooy social boobu ma la doon expliquer nga jox ko comme ça mu mën a liggéey léegi bu ko defee yow boo amee fii liggéey telle heure de telle heure moom mu am fële liggéey telle heure de telle heure noonu la sénégalais yi daan defante ci seen biir. mais léegi affaire yi dafa compliqué ba nga xamante ni parce que américain yi doon ñu woon bàyyi xel lu bëri wante léegi moom dañuy nànd yu bëri sax te léegi affaire yi dafa xaw a gën a compliqué jigéen ñi ñoom li ciy tane mooy ñu mën a nekk di dem salon wak yooyu parce que américain yi ñoom dañoo bëgg lettu noir américain yi góor yi le plus souvent ci ay marché la ñuy dem wala par exemple mu am benn sénégalais bu am kayit ubbi boutique am jël ay mbokk sénégalais ñu koy liggéeyal mais fu mu nekk nii loolu du woon problème nga am kayit nga bañ a am kayit dañ lay jël rek di la fay ci suuf duñ la registré fenn wante fu mu nekk nii moom ça commence à se compliquer un peu parce que léegi gars yi dañuy laajte képp kuy liggéeyee ci sa biir place dañ lay laaj ay kayitam ce qui devient compliqué fu mu nekk nii wante ñu ngi sant yàlla ñuy suturaal bu baax gisaguma fi sénégalais boobu boo xamante ne ni moom wax dëgg yàlla ñàkkum kayitam tax na liggéeyul parce que wax dëgg yàlla sénégalais yi fi nekk ñi ngi jàppalante surtout dëkk yu mag yi mel ni ay New York ak yooyu da ngay gis ku am boutique am African store yore boutique am daal di jël ay mbokku sénégalais waaw. jërëjëf maa jigéen leer na nañ waaye damay dellu nag sama xarit Daour Fall Daour Maroc foofu sénégalais bi soog a yegg si Afrique la nag génnul continent waaye it réewu jàmbur la est-ce que liggéey dina ko fa yombee noonu ak naka lay def ba mën faa am liggéey ak baa duñ ko sonal si wàllu kayit aussi pour mu mën faa am liggéey boobu loolu Daour yow laa koy laaj kàddu gaangoog. alors waaw grand Chérif waaw mais en fait fii Maroc comme ni ma la ko waxee sànq donc fii même boo fekkee amoo carte de séjour na compliqué peut-être d'une part mais pas trop parce que am na benn laisser-aller bu ñuy bàyyi tuuti parce que am nañ benn protocole ak benn complicité entre sénégalais yi parce que fii bon ils aiment bien les sénégalais di nga mën liggéey donc du compliqué trop mais du la déclarer aussi parce que ñu bamul kayit mën a liggéey ci entreprise ça de manière claire et transparente li nga mën def mooy liggéey comme ci ni ko ma jigéen waxee ak Cheikh donc si marché noir yi kenn lu déclarer fenn donc voilà da ngay liggéey nii bu ñu xëyee dàq la tu na amoo benn droit ci fi ngay liggéey man la dax à tout bout de champ voilà donc problème boobu am na fi mais bëriwul trop aussi bëriwul donc buñ ñëwee mën nañ liggéey buñ fi toogoo même bu amul kayit aussi c'est moins compliqué mais si toutefois nga bëgg a génn dëkk bi foofu la problème di amee parce que di nga wax loo fa doon def pendant tout ce temps ak foo doon liggéey donc c'est hyper compliqué beneen enquête la boo xamante ne voilà du yomb ci yow donc nekk en règle day gën dafay gën trop. nekk en règle dafay gën trop te muy dëgg Daour Fall mbokk yi ma leen di fàttali ni yéen ngi si Cap Sénégal Natangué la convergence alternative pour la prospérité Sénégal Natangué bi président Abdoulaye Fall jiite képp ku bëgg a jokkoo ak Cap Sénégal Natangué nag da ngay def 77 533 39 00
77 533 39 00 nga jokkoo ak Cap Sénégal naataange nu mu la neexee noo ko bëggee waaye it seen rajo sunu kër FM képp ku ko bëgg a am demal Play Store nga télécharger sa application ni nga ko bëggee di am sa rajo ni nga ko bëggee nu mu la neexee Cap Sénégal naataange lëkkaloog sunu kër FM yéen a ngi seen émission xew-xewu diaspora ma dellu rek sama xarit Cheikh Kane Gueye Cheikh Kane Gueye yéen foofu ngeen nekk di fa dund fi ngeen di dund sa Italie moom a tax di wax na tey moom yaa ngi Dakar fii si biir studio bi waaye est-ce que sentir ngeen seen état wu Sénégal ni mi ngi leen di gunge si bépp fànn nag bu mu mënti doon gannaaw am nañ fa ambassade am fa ambassadeur am fa consulat baa nga fa mais yéen est-ce que yéen a ngi sentir ni vraiment seen gouvernement seen état bu Sénégal mi ngi leen di gunge ci seen immigration boobu Cheikh nag loolu yow laa koy laaj kàddu gàngoog. asalaamaaleykum Serif Alwalit ñoo ngi delloo siyaar bi waaw Serif question boobu nga laaj daal xam naa ni question bu intéressant la lu leer laa lay wax parce que Serif man damaa jàpp ni ambassadeur bañ koy fal wala bañ koy teg ci réew mi pour jafe-jafe sénégalais yi nekk fii moo tax mais man li ma dund te gis ko fii xam naa ni yàggaguma fi mais vraiment man gisuma état sénégalais état buñ koy wax mooy état bu Sénégal rendre dara doomu aadama yi nekk fii man loolu gisuma ko franchement parler waaw parce que le problème mooy Serif damaa jàpp ni doomu aadama fa muy dund fu nekk dafay néew doole mais fii doo am problème sax ba gis état wu Sénégal man loolu moo ma yéem te yeneen communauté yi nga xam ne ñoo fi nekk seen état dañ leen di jariñ bu baax a baax a baax mais Sénégal bala nga koo na xam doomu aadama am fi jafe-jafe mais Serif état Sénégal du fa ñëw état Sénégal du ko gis waaw maanaam passeport bi nga xam ne rek boo koy déposé ci ambassadeur bi ngay dem mais Serif soo demee ambassade dañ lay traiter malissima wallahi lazim waaw maanaam gëdd bi nga xam ne moom lañ la war a jox duñ la ko jox te ñoom dañoo fàtte ne salaire bi ñu leen di fay pour jariñ askan wi nekk fii rek moo tax léegi ñoom kon déjà li leen tax a jóg ñoom xamuñu ko man daal affaire boobu daf may yéem mais nag loolu lépp bu amee dafay delluwaat rek ca ña nga xam ne fa lañ jóge waaw nañ nekk ci réew ma nga xam ne boo fa bëggee kayit sax dafa mel ni yaa leen war a neexal loolu dafay ñëw ba fii te ñoom waroon nañoo am comportement yi nga xam ne moom la tubaab yi am mais ñu am ko tubaab bi kayit boo soxla fii sa droit may la ko boo demee bu lépp matee dañ la koy defaral amul sax doo sonn mais ñun passeport rek Serif buy waaj a jeex nga nekk ci réew mi da ngay am ay jafe-jafe man pour te dire actuellement nii dem Sénégal defar fa passeport moo ma gënal man ma nekk fii di wut passeport waaw loolu daal laa la bëggoon a xamal ne la suñu état yi nekk fii ñoom amaluñ ñu njariñ lii man maa la koy wax parce que lu ma dund la. waaw Cheikh mu mel ni kon daal vraiment yéen sentiru leen ni seen état mi ngi leen di gunge ci seen immigration foofu ngeen nekk bitim réew muy lu doy waar waaye nag ñoo ko déggandoo si loolu rek lay jàllee si soxna maa jigéen Linguère dégg nga léegi li Cheikh Kane wax mais yéen foofu si États-Unis ambassadeur nga fa consul nga fa mais defe naa ne aussi am na ay association yu fa nekk mais yéen aussi yéen ndax yéen a ngi sentir nii seen état bu Sénégal mi ngi leen di gunge si seen immigration foofu si États-Unis loolu nag dama lay bàyyee kàddu gi rek nga indil nu si jàngat kàddu gàngoog soxna maa jigéen. tonton Alwali gis nga boo nekkee Amérique boo gisee ni ñu comporté woo ak seeni ay nit ak seeni doomi réew da ngay ruus yow ci fi nga jóge respect total lañ lay jox comme li sëñ Cheikh wax lépp lu yoon teg muy sa droit yow ak sa loo xamante ne ni yow yaay boroom biñ la koy jox dañ la koy jox avec plaisir dañ la koy jox avec respect dañuy wax ak yow ak discipline
te lépp dañ koy teg ci respect ba nga xamante ni nii temps bu mu war a jël minute yu mu war a jël seconde yu mu war a jël jour yu mu war a jël du ko weesu te fii nii par exemple dafay am sax da ngay dem hôpital par exemple nga accoucher yow doo sax américain dañ lay yónnee lettre laaj la médecin bi lan nga am pour wax ko ci nu mu comporté woo ak yow ndax liggéeyam def na ko nu mu waree ne la médecin diw ak diw ak diw ñoo la suivre bindal ñu lii fii nii lépp lu la naqari ci ñoom ne la par exemple nurse mooy infirmière bii ak bii ak bii ñoom ñoo la doon suivre bindal ñu lépp lu la naqari ci ñoom te yow juddoo woo fi màggee woo fi daanaka amuloo sax ay kayit pour te dire ñoom nu ñu respecté doomu aadama ak nu ñu respecté seen liggéey. Pour répondre à ta question fan yee nee rek sama benn copine si virus bi lépp tëj dafa passeport am moom amul ay kayit passeportu sénégalais am kese moom la yor pour identification boo xamante ne ni c'est valable parce que à chaque fois da koy renouveler moom dëkkul New York mu woote New York ambassade ñu ne ko ci ambassade bi mu ne leen sama passeport dafa jeex te moom kese laa yore comme identification ce qui veut dire que ni mënul voyager mënul sax jël bus wala train sax xamtuma ak avion mais ñu ne ko que ñoom loolu mënuñu ci dara il faut moom mu fexe ñu mu ñëwee New York te loolu pour man lu war a mën a ñàkk la parce que bu fekkee ni que yow yaa ngi fi amuloo ay kayit yow li nga am kese mooy sa passeport sénégalais te man ci sama xel bu gàtt ambassadeur bi nga xamante ne nii wala ambassadeur yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk Amérique fii nii bu dul daayira muy daayira murid di daayira tijaan di daayira xaadir di daayira bu mu mënti doon am nañ association sénégalaise ci sama xel bu gàtt ambassadeurs yi ñoo war nañoo mën a am numéro téléphone nu képp kenn sax at least même bu fekkee kenn kese la sax ci boobu ci état yu nekk bépp doomu sénégalais buy yeewoo ci état bu mu mënti doon ñoo war nañoo mën a am benn numéro téléphone boo xamante ne nii de temps en temps même ñooñu bu fekkee ni que ñëwuñu envers ñoom sax ñoo war nañ leen a woo laaj leen naka la ñu toogee ak lan la ñu soxla même bu fekkee ni que tey jii xëy na xale bu jigéen boobu noonu xëy na am na ay moromam yoo xamante ne nii seen passeport jeex na bu fekkee ni que jug day compliqué si ñoom pour juste benn nit mun nañ ni par exemple dajalee leen foofu 20 wala 25 personnes wala 30 bu ko defee ñun dinañ yónnee 3 wala 4 agents ñoom ñu ñoo defar leen seen passeport parce que bu boobaa lay gën a yomb mais da ngay gis ne ni que américains yi fi leen àddina teg c'est parce que ñoom dañoo respecter seen bopp respecter seeni ay doomu réew ba nga xamante ne nii américain fu mu mënti nekk ci këri àddina kenn amul fitu même bu fekkee benn nit la kenn amul fitu def ko wala wax ko parce que yaa ngi xalaat ni que dëkkam yépp ñu ngi ci ginnaawam. mais Sénégal si boppam respecté wuñu nit ñi respecté wuñu peuple bi respecté wuñu sax seen bopp nañ ma baal parce que respecter sa bopp mooy respecter la personne qui est en face de toi respecter sa suuf respecter sa waa réew mais ñun Sénégal nu la neex ngay duggee ak ngay génne affaire boo yoree xaalis neexal ñu defaral permis fii xalaatuloo ko sax kaso nga jëm xalaatuloo sax dem fi ñuy defaree par exemple permis naan leen léegi yéen ñaata laa leen di jox xam nga ngeen defaral ma ko ci suufu table bi xalaatuñ ko sax donc pour répondre à ta question daal mi ngi noonu fii boo nekkee Amérique moom di gis ni ñuy doxalee ak seen ay doomu réew tu as honte même de ton pays. tonton Alwali gis nga boo nekkee Amérique boo gisee ni ñu comporté woo ak seeni ay nit ak seeni doomu réew da ngay ruus yow ci fi nga jóge respect total lañ lay jox comme li sëñ Cheikh wax lépp lu yoon teg muy sa droit yow ak sa loo xamante ne ni yow yaay boroom bi ñu la koy jox dañ la koy jox avec plaisir dañ la koy jox avec respect dañuy wax ak yow ak discipline te lépp dañ koy teg ci respect ba nga xamante ne ni temps bu mu war a jël minute yu mu war a jël seconde yu mu war a jël jour yu mu war a jël du ko weesu te fii nii par exemple dafay am sax da ngay dem hôpital par exemple nga accoucher yow doo sax américain dañ lay yónnee lettre laaj la médecin bi lan nga am pour wax ko ci nu mu comporté woo ak yow ndax liggéeyam def na ko nu mu waree ne la médecin diw ak diw ak diw ñoo la suivre bindal ñu lii fii nii lépp lu la naqari ci ñoom ne la par exemple nurse mooy infirmière bii ak bii ak bii ñoom ñoo la doon suivre bindal ñu lépp lu la naqari ci ñoom te yow juddoo woo fi màggee woo fi daanaka amuloo sax ay kayit pour te dire ñoom nu ñu respecté doomu aadama ak nu ñu respecté seen liggéey. Pour répondre à ta question fan yee nee rek sama benn copine
si virus bi lépp tëj dafa passeport am moom amul ay kayit passeportu sénégalais am kese moom la yor pour identification boo xamante ne ni c'est valable parce que à chaque fois da koy renouveler moom dëkkul New York mu wootee New York ambassade ñu ne ko ci ambassade bi mu ne sama passeport dafa jeex te moom kese laa yore comme identification ce qui veut dire que ni mënul voyager mënul sax jël bus wala train sax xamtuma ak avion mais ñu ne ko que ñoom loolu mënuñu ci dara il faut moom mu fexe ñu mu ñëwee New York te loolu pour man lu war a mën a ñàkk la parce que bu fekkee ni que yow yaa ngi fi amuloo ay kayit yow li nga am kese mooy sa passeport sénégalais te man ci sama xel bu gàtt ambassadeur bi nga xamante ne nii wala ambassadeur yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk Amérique fii nii bu dul daayira muy daayira murid di daayira tijaan di daayira xaadir di daayira bu mu mënti doon am nañ association sénégalaise ci sama xel bu gàtt ambassadeurs yi ñoo war nañoo mën a am numéro téléphone nu képp kenn sax at least même bu fekkee kenn kese la sax ci boobu ci état yu nekk bépp doomu sénégalais buy yeewoo ci état bu mu mënti doon ñoo war nañoo mën a am benn numéro téléphone boo xamante ne nii de temps en temps même ñooñu bu fekkee ni que ñëwuñu envers ñoom sax ñoo war nañ leen a woo laaj leen naka la ñu toogee ak lan la ñu soxla même bu fekkee ni que tey jii xëy na xale bu jigéen boobu noonu xëy na am na ay moromam yoo xamante ne nii seen passeport jeex na bu fekkee ni que jug day compliqué si ñoom pour juste benn nit mun nañ ni par exemple dajalee leen foofu 20 wala 25 personnes wala 30 bu ko defee ñun dinañ yónnee 3 wala 4 agents ñoom ñu ñëw defal leen seen passeport parce que bu boobaa lay gën a yomb mais da ngay gis ne ni que américains yi fi leen àddina teg c'est parce que ñoom dañoo respecter seen bopp respecter seeni ay doomu réew ba nga xamante ne nii américain fu mu mënti nekk ci këri àddina kenn amul fitu même bu fekkee benn nit la kenn amul fitu def ko wala wax ko parce que yaa ngi xalaat ni que dëkkam yépp ñu ngi ci ginnaawam mais Sénégal si boppam respecté wuñu nit ñi respecté wuñu peuple bi respecté wuñu sax seen bopp nañ ma baal parce que respecter sa bopp mooy respecter la personne qui est en face de toi respecter sa suuf respecter sa waa réew mais ñun Sénégal nu la neex ngay duggee ak ngay génne affaire boo yoree xaalis neexal ñu defaral permis fii xalaatuloo ko sax kaso nga jëm xalaatuloo sax dem fi ñuy defaree par exemple permis naan leen léegi yéen ñaata laa leen di jox xam nga ngeen defaral ma ko ci suufu table bi xalaatuñ ko sax donc pour répondre à question daal mi ngi noonu fii boo nekkee Amérique moom di gis ni ñuy doxalee ak seen ay doomu réew tu as honte même de ton pays. ah loolu doy na waar maa jigéen loolu doy na waar te defe naa ni sunu gaañi war nañ koo dégg ndax nu gën a góorgóorlu parce que wax dëgg yàlla lu ñaaw la Daoud waaye yéen ñi ngeen xam ni yéen a ngi Maroc Daoud est-ce que yéen sentir nga ni seen état mi ngi leen di gunge ambassadeur nga fa ni ma koy waxee ambassade baa nga fa consulat nga fa association yaa ngi fa mais est-ce que yéen vraiment sentir ngeen ni daal seen état mi ngi seen wet immigration boobu ñu ngi leen si gunge loolu nag bëgg naa la say dégg dama lay bàyyee kàddu gi rek nu déglu ma samay auditeur waaw Chérif ma lay remercier encore ci question bu am solo bi nga posé waaw mooy maanaam ci tënk rek parce que ambassadeurs yi fii wala consulat yi wala yooyu yëpp ay ndaw la ñu yónni teg leen te bërëb waaye yaakaar naa ne am naa yaqin ne bu leen joxul matawaay ya war ngir ñu toppatoo doomu réew ma ak seen alal ak seen nekkin du mën a yomb ca ñoom kon lépp man situation man yëpp dama koy këpp ci kaw nguuru Sénégal ñoom lépp ñoo ko lu sooxe si ñoom la ndax ñi mënuñ ci dara ndax la nga am kat ngay duggee marché mais fii gis naa ne comme problème kayit yi ñuy wax ay passeport man xalaatuma ko du ma taxaw sama passeport di yendu fenn wala ma soxla kayit bu jëm ci wàllu si ay carte d'identité ay passeport nga ma naan ay tey suba la ngoon muy compliqué non c'est mon droit le plus absolu damay taxaw laaj ko réclamer ko voilà donc man yooyu dama ci def la ca war waaw parce que Sénégalais la du ma indien du ma russe consulat bi fii ambassade bi fii laa ko defar da nga koy def fii laa ko war a defar je suis en règle da nga koy defar voilà mu neex mu naqari da nga koy defar man fa laa ne kooku sama point de vue la suñu borom def na nag man du ma leen fréquenter lu bari parce que waaw man damay sant suñu borom bu wér ndax du ma bëgg di tooñ waaw damay bëgg ñoom la ma sax ak ñoom ma koy def
mais de manière générale gis naa ne fii waaw côté kayit yooyu amuñ ci problème ñu ngi ciy góorgóorlu ndax passeport fii 3 jours lay def carte consulaire le même jour la koy defaral dégg naa it bon dina am ay yëngu yoo xam ne fa yenn sénégalais yi yoo xam doo ci mën a bañ a dem ndax di nga jékki-jékki dégg ñu ne di wàcc na liggéey sénégalais la nga dem ca taxaw ba buñ koy denc dañuy ñëw taxaw bokk ak ñun naqar bi def lañ ca war a def waaw kooku gis naa ne fii moom côté boobu am nañ ci Pastef am nañ ci pas-pas bu wér waaw mais tamit ñoom mënuñoo dimbali ñëpp parce que comme ni ma la wax sànq ñoom bu li ñu yor lañ mën a dimbalee jaam yi mais ñoom dañ leen a yónni rek ay ndaw lañ yu yónni ay ndaw yu buur lañ kon man lépp dama koy voilà imputé ci responsabilité état bi waaw état bi moo waroon taxaw na mu taxawee ñoom ñu war a def la ñu war a def mais nag bu fekkee ñoom yoruñu lu ñu dimbalee nit ñi fii ci wàllum taxaw boo xamante ne war na mën a tax seen citoyens yi nekk si jàmm donc yëpp ay système protocolaire la yoo xam ne par exemple du fii dañ ko réglé sax dañ ko réglé ñoom avant ñu leen fii indi waaw ba lépp mën a tax diggante bi tax sénégalais yi am la ñu bëgg fii mu yomb leen seen nekkin yomb fi seen liggéey yomb fi droit yi nit ñi am ci territoire bu ñu leen bu am consulat wala am sal Sénégal ñu am ko loolu je pense que ñoom da leen di yónni rek ak jox leen seen cahier de charge wala xam nga cahier de doléance dañu war a taxawee ci dëkk waaw mais nag benn point am na fi liñ fi rey sénégalais bari na trop waaw fii doo dégg beneen ivoirien wala kenn mais rey nañ sénégalais jam nañ sénégalais agressé nañ sénégalais rek ngay dégg waaw côté boobu moom dama leen ci blâmer bu baax a baax waaw ndax dafa mel ni fii sénégalais rek la ñu war a rey wala ñu rey naar wala ñu rey keneen fii des sénégalais bari na ay agression wala leneen ak leneen beneen bi mooy que ñi ngi jaar fii aussi ci bool benn point bu doy waar la mënul souligner di jaar ci détroit Gibraltar bi di wuti Espagne te bu doon 1000 dama la tey 900 yi des nañ ci ndox mi fii dafiy dee ci ay affaire immigration bari na trop xëy na point boobu tamit dañ ci développé ci kanam ma gàddal ma dag kàddu yi foofu balaa message bi di gën a gudd. jërëjëf Cheikh Kane fi nga laal am na solo lool te defe naa ni du ñu jeexal sax te laaluñu ko waaye nag damay dellu rek si Linguère maa jigéen Linguère maa jigéen daanaka question bi ma posé Cheikh Kane Gueye rek moom laa lay posé États-Unis ku fa wàcc amoo ay kayit nekkoo si légalité est-ce que liggéey dina la yomb nan nga mën a def ba am fa liggéey est-ce que si condition yooyu sa dund dina fa dal ah loolu nag yow laa koy laaj kàddu gàngoo ko. mbokki auditeurs yi mbokki auditrices yi liñ si waroon a wax jeexul liñ si mënoon a wax jeexul waaye waxtu weenu xocc xanaa rek nu leen di jox dig daje fii ak ñaari ayu bés si dajewaat ak yéen si deuxième partie bi gën a xuus si waxtaanu mbirum kayit yi nga xam ni vraiment lu sonal immigré yi la bitim réew di leen sant di leen gërëm di rafetlu di leen jox nag dig daje fii ak ñaari ayu bés incha allah jàmm ak jàmm ba booba jërë ngeen jëf.